ne ci woo la nga wuy si ñu su ma doon la laaj kat mooy Balla Diouf man taxuma ndax bëri na lu ma xam ci yow. mais su ma doon laaj kat mooy Balla Diouf lan ngay wax ñi lay teewlu. waaw Balla Diouf benn ndaw la bu juddoo Sénégal di doomu réew mi juddoo Médina yaroo Pikine màggee Parcelles. diggante Parcelles ak Yoff jaar fu bëri nag. mooy daanaka sama jàng soriwul ñaari at laa dugg école. jàng école bi nasaraan bi daawul woon jàll. te bëgguma ko woon daanaka. ci lañ ma yóbbu kokki ma def kokki 7 ans. jàng fa ba wàcc alxuraan. nekkoon taalibe nag di yalwaan. di dox diggante kokkeeg warak. kokke warak bu ma jógee warak Louga. doon seeti bàyyi jiili ndeysaan di ñaan yàlla yokku leeram. chaque vendredi def ñu dañ daa rang bu buntu këram mu ñu daa may ku nekk 5000 xale yi 5000 mag ñi junni. loolu ciy jamono la woon. donc jaar fu bëri nag tarbiwu jaar ci milieu Baye Fall aussi. nekk naa Chikori. nekk naa ko bëkk néegu sëñ Modou Kara ñaari at. ca Langsar Langsar ñooy njëkk boo déggee Langsar ñoo fa njëkk a dem ba sëñ bi fekk ñu fa. tey ñu lu bari fekk ñu fa ma dem nag bu liggéeyal sëñ bi tarbiwu ba ñu wàccee ma ci ñibbi si Dakar nag. dugg ci affaire nawetaan. xam nga rek ndaw day të. dugg laal naa tuuti ci banditisme. xam nga ci xeex ak nawetaan ak ay gang ak temps stockage ak yooyu noonu. yàlla xirtal ma nag ba dugal ma ci làmb. làmb nag moo ma def lu ma doon. làmb boobu vraiment yàgguma ci tamit yàquma ci te def naa ci bëri naa ci 25 combats. am ci 18 victoires ak 7 défaites. yàlla def tamit ma teel a bàyyi làmb ci sama âge yu gàtt. tey nekk chef d'entreprise yor société de sécurité. donc di liggéey un peu partout ci Dakar bi. donc voilà nekk tamit coach Jàmbaar Wrestling Academy. diriger samay rakk yoo xam ne muy ñoom Franc ñoom Papa Sow Gora Sock Garga 2 ñoom Baby Bismi. vraiment di leen nuyu de passage nekk ci écurie ba tamit di gunge samay rakk. vraiment pour ñu def ay performance yu ñu deful woon ñun ci suñu carrière. waaw kon ñi koy teewlu xam ngeen ne ki ma dalal war naa ko dalal. ndax li la nga gis koo xam ne 10 combats lay def wala 7 wala 8 ne yegg na. ne mooy làmb boo waxee sax mu ne may làmb. kii def 25 combats. 18 victoires kii du n'importe qui ci làmb. waaye nag di xeexal làmb moom di xeexal làmb buggul ku laal làmb. sa jaar-jaar Fass tuuti rek ndax lañ koy résumer rek jàll. ndax am na leneen lan moo la ci gën a marqué. waaw li ma gën a marqué Fass mooy ba may door a ñëw. vraiment nekk ci écurie bi doon xale tollu mu woon ni mbëri. vraiment tuuti woon naa trop sax. wax dëgg yàlla bu ma musaa ñëw entraînement dañ ma daa reetaan. di ma xool di ma reetaan defoon ma foowukaay. ma gëmoon sama bopp nag. ba benn at ñuy wàññi mbër yi nga xam ne ñoo nekkoon ci écurie bi te yaakaaruñu woon ni mbër lañu. vraiment man lañ ci njëkkoon cité. wàññi ma woon ma ci écurie ba mu metti woon ma trop ma tëdd ñetti fan di ci jooy. yàlla def may continuer rek bu entraînement jotee may ñëw toog mujj gi may seetaan mujj gi may ñëw su ma gisul ña ma dàqoon rek dugg ci groupe bi. ba tey nag yàlla def ba ma tey Fass duñ tudd benn mbër te tudduñu ma. loolu tamit bokk na ci lu ma gën a neex ci sama carrière. loolu lan moo koy maye. nga ñëw ñu ne la doo mbër. nga am gëm-gëm. gëm-gëm mooy bokk ci ñi am ci tàkkusaan yi gën a mag. boo amee bés dirigeant Fass yëpp rangé wu sa ginnaaw di la pousser vers la victoire. waaw loolu lan moo koy maye. gëm-gëm la at jom. nit da ngay am jom am loo bëgg. te li nga bëgg. da nga koy gëm. boo ko gëmee nekk ci. yàlla fekk si la ci. parce que jamono yooyu metti woon na trop waxuma sax écurie Fass. mais suñu kër ñun bi ma dëkkoon. muy sama ñoom waajur ak sama yaay ak samay sœur ak samay tante. ñoom sax bu ma mësaa jógee entraînement takku suuf dañ ma daa rey ne ma dañ la rey. looy def ci làmb ji gis nga ñi nekk ci làmb ji ni mu toll. ma am jom rek. bàyyi lépp nag. bàyyi lépp su ma xëyee dem entraîné ji. bu ngoonee maa 3 heures dina ma fekk entraînement. dinaa entraîné ba ñibbi ba nit ñi ñibbi ma nekkaat fa. di xool lañ ma daanee woon ma koy rectifier waat. tey kii lu tax mu daanee ma nii taxawaat jël benn booy ñuy répété. kii nii la ma def ba daan ma ut contre clé ba. noonu laa def bàyyi ma fu ma dégg mbapat nag. dem bëre parce que boobu ñun suñu période boobu wax dëgg yàlla millions yi demeewul woon nii. boobu ay xale lañu. mais boo xoolee Tafa Gueye jamono jooju mi ngi bëri mais ay cachet mi ngi yemoon ci 7 millions. ci 7 millions te Tyson la ko bëri loon. 97. waaw du dëgg. donc. période boobu ñun aspiré wuñu woon am xaay ci làmb mais bëggoon nañu daal bëgg la waaw bëgg passion la woon boo xam ne tey ñun ku të lañ doon bañ diw moo të caaro yi diw moo tël de Bargny diw moo të fii dinañ def tuuba daan la ñun tey loolu moo doon suñu succès
tey kat ñoo dem téye mbapat bi ñoo téye mbapat bee ñoo téye mbapat bi loolu moo nekkoon suñu ndam ñu dem nag ba xaalis fekk suñu si teewul tamit gungewaale passion bi di ci sant yàlla bu baax a baax a baax ndax écurie Fass wax dëgg yàlla ku waxal yàlla rek te yàlla tax ku fa ñëw pour jàng bëre pour doon mbër di ko nekk xëy na nag mun nga dem ba nekk mbër gi yàqu waaye ku fa ñëw rek pour jàng pour jaar ci yoon dinañ la teg ci yoon waaw waa jërëjëf bu loolu lépp weesoo benn rek moo des ci waa Fass ak ci sa jaar-jaar bala ñoo ñëw ci làmb en général ban combat moo la gën a marqué ci sa combat yi combat bi ma gën a marqué sama combat yi mooy sama combat ak Boy Sey ci mini championnat bi waaw boobu marqué na ma parce que Boy Sey dama seetaan mu bëreeg Saalum Saalum Assane Diouf daan Saalum Saalum jël boo xam ne jour boobu daa tiital écurie Fass ñëpp. waaw jël baa rëy. jël bu rëy yàlla di def jël baa rëy. yàlla di def sunu combat taxaw. sunu combat mu taxawee xamaguma woon Boy Sey yenn xam yi. mais samay encadrement xamoon nañ ko. mais man nekkoon naa mbër boo xam ne ku may bëreel bu ñu nee dafa dangereux rek. du ma la jox gëdd. du ma la jox dayoo ba ca war. parce que ba mu naan man lépp luy danger ci man la fekk. ci man la waaw loolu gëm-gëm la waaw loolu gëm-gëm la. parce que bu ñu ma naan diw dafa danger parce que man sax da musuma am combat. bay jël ay vidéo di seetaan sama adversaire wala ñu interviewé ko ma koy seetaan. damay préféré du ma ko gis du ma ko dégg. nekk sama ruq ba jour combat parce que samay boo xoolee petit combat. bëri naa pratiquement 10 petits combats. 10 petits astafurlah 5-6 petits combats. yoo xam ne samay adversaire ci stade bi laa leen doon xam. da ngay ñëw ba si ñëw damay ñëw ba ci stade ñëw di seet. ñu naan ma kee la ñu naan ma noo du kii. tant que suñu tour jotul bañ ñëw ci géew bi du ma xam ku may bëreel. donc loolu nag dama ko màggaale ba pare tàmm ko. moo tax ba ma demee ba war a bëree ba dugg ci daalit bu dugg ci mbëri mag yi. daaw ma dinaa xam adversaire yi boobu di nga leen xam di nga xam ne diw ngay bëreel parce que nañ ñëw na la diw ngay bëreel nii staff bi xool. mais xaw ma woon Boy Sey xam ba ca war. ñu bëree vraiment Boy Sey daan ma moo ma njëkk a daan stade Assane Diouf Iba Mar parce que Iba Mar boo xoolee sama koñ la dama doon wax kenn du ma fekk Assane Diouf daan ma moo ma njëkk a daan Iba Mar yàlla def nag saison bi may daan fin saison la saison bi dafa ubbi rek ñu bokk mini championnat bokk kalaaf waaw yàlla dafa def ñu bokk kalaaf ma am ci 3 mbër yoo xam ne daanaka ñetti revanche laa ci amoon Zos dama ko daanoon moo war a jël revanche. Boy Sey daan ma moo war a jël revanche. Bac Seras daan sama ñaari meilleur xarit. Tafa Gueye de at jiili. man leen kii dama koy daan. mu nekk ñetti revanche yi ma ci amoon. wax dëgg yàlla sama combat ak Boy Sey nag moom si li ñëpp tiitoon nag. sama combat ak Boy Sey wax dëgg yàlla ba ci préparation yi sax ngay gis ni sax. ñi ngay àndal ñi ngi lay xool bët mais ñi ngi lay xool bëtu da ngay daanu. ndax li mu doon daanaan. ndax li mu doon daanaan ak li ma daanoon. ma jël jom jooju at fulla ji yëpp téye ko ne combat bi maa ko jëlal sama bopp mujj gi ba la cay jëm ci gàllaaj ak lu bëri sax maa ko doon defal sama bopp. su ma waree tukki maa ngemb sama bopp maa entraîné sama bopp. ñëw ci làmb ji jël sama décision. ne Boy Sey nii la ma daanee woon du ma ko daanee. du dëgg te dañoo bokk mini championnat mu am benn victoire. ma am benn victoire kon maa koy njëkk a am. deuxième victoire pour qualifier. donc philosophie boobu laa ko bëree. ñëw teg fulla at fayda waa kër du suñu borom nag wan ko ni nag tey moom doo am dara. bëree ko ci fulla at fayda. moom tamit mu nekk mbër bu am jom. très grand champion. mbër boo xam ne loxo yi boo tolloo fee bu la yootoo jot la. ma indil ko kora rapproché rek wàcc tolloog moom. bu ko defee même bu yëkkatee loxo bi du mën a tàlli. du mën a lemu bu lemoo tamit day fekk mu sës. ma sës ko rek fu mu yëngu rek ma timbax ko fa. xeexee benn loxo. maîtriser ko ba yàlla may ma ndam ci kaw mu nekk combat boo xam ne nag amoon naa ci fierté bu bare. nga bëreeg Bathie Seras mooy tournoi mooy jóge ci Zos dóor Zos mu daanu. mooy combat bu ma gën a neex. waaw tey coow li bëri moom mu ñëw confiance boo xamante ne ni mel ni Zos la gënoon a jox cër. combat boo ci dellu si waatoon tuuti rek ñu doog a ñëw ci làmb bi léegi. waaw sama combat ak Boy Seras combat la boo xam ne. coow li rek mënoon na maa daan. tey su ma déglu woon tuuti rek. coow at riiru Bathie Seras rek. ci période boobu mënoon na maa daan. parce que boo xoolee ba mu bëreeg man après ci la dóor Zos mu daanu. waaw
parce que ba muy ñi ngi bëre ci première journée bi. première journée mini championnat calaf bi. première journée bi lañ bëre ñoo bëre woon grand combat bi ñoo mujjee woon bëri. combat bi nekk bàcc période boobu nag mu def ay performance yoo xam ne ba pare téye làmb ci loxoom. malgré taayam at ni mu meloon ni mu bindoo woon guddul ni mbër yi. mais boobu amul ponkal yi sax boo leen ne woon Bathie Seras duñ jël avance am. parce que boobu bàcc kenn xamul fooy jaar ba daan. day na waar te da nga yenu ba taxaw mu cëppeelu. da ngay ba boo xoolee sax sunu combat. jargandiku nañu. nekk ci suuf lu ne def nañ ko ñii naan ñaari jël ñeenti jël. kenn xamul. tey mu nekkoon combat boo xam ne moom ma waroon dugal ci làmb. combat boo xam ne moom laa waroon bëre. ñu door ma nangul sama mbër. waaw parce que boobu maa ngi doon bëre nag di def ay performance toog 7 ans daanuwuma. daan samay morom ñoom Zos Dolf Moussa Dioum. raxas ñoom ñëpp ñoom Pape Sène ñoom ñëpp ma daan leen sama génération. mais boobu sama mbër confirmé gul woon. sama combat ak Bathie Seras nag. sama mbër ci la confirmé. ci la ma mondu làmb nag commencé jox cër.